Besoin d'énergie et de vitalité? Besoin de faire le point sur vos problèmes du quotidien ou tout simplement besoin de détente? Venez découvrir Etioplus. Etioplus, c'est le premier centre en Afrique de l'Ouest où l'on pense à visiter la mécanique de votre corps. L'éthiopathie est à l'honneur. Craquer, bouger dans tous les sens, allonger, étirer, retourner. Nous vous donnons un nouveau corps après une révision complète. Nous prenons le temps d'analyser les causes de vos problèmes et de les résoudre durablement, sans l'utilisation de médicaments. Adapté à tous, enfants, femmes enceintes, jeunes adultes et personnes âgées. Etioplus, la mécanique du corps à la cité Kër Gorgui. 77 626 00 06. Allô. Baana jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi nuyoo ñëpp ñu ngi leen di siyaare di sant yàlla tey ci nii nga xam ne nii leen àndee tey wuy si sunu xarit sunu nawle di Boy Niang numéro 2 kenn ku ne xam na ba mu bëree ba tey kenn gisu ko fenn defut sotti tey mi sotte bu njëkk tey mu war a jàkkaarloo ak presse bi tey wax ci li mu jógee waxit ci li mu jëm kon dañuy ànd teewlu Boy Niang 2 li tax mu woo presse bi ak lan la bëgg a wax Pël maa ngi lay siyaare. delloo naa la ziar ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ko Fadel waxee rek tey Boy Niang moo woote ndaanaan champion moom nag moo ne dafay def déclaration Olof Ndiaye nag nee na nit bu la woowee bu la waxut da lay jox ñu teewlu ko mu wax ñu su ko defee question yi daal di dugg mbër ñu ngi leen nuyu di leen ziar. waaw maa leen nuyu bu baax di nuyu yéen ñi teew fii yëpp su ma mënoon a jaar ci ku nekk si tam foofu dama ciy jaar quoi di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu population sénégalaise bi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers site yi parce que léegi moom dëkk bi dox na dox boo xamante ne ku nekk sa téléphone rek mën nga gis lu nekk xam lu nekk lu xew di nuyu monde làmb bi nga xam ne foofu laa bokk di nuyu CNG bi ñi nga xam ne ñoo coiffé ñooy diriger ba ci suuf ba ci mbër bu gën a ndaw di féliciter Lions yi di profiter occasion bi di leen féliciter bu baax di jëkkee ci njiit bi Matar Ba di leen ñaanal tamit suñu boom defal leen ndam ñu indi coupe bi parce que loolu fierté sénégalais yëpp lay doon te ñu ñëpp ñu ngi koy ñaan day wax ni jot na te lu jot moom yomb daal na ko suñu borom yombalal di leen nuyu di leen félicité bu baax a baax génn nañ ci ay élection maa ngi félicité ñi nga xam ne ñoo gagné gagnant yi ak perdant yi ñu ngi félicité ñëpp parce que dërëm bi génnut gaal gi di nuyu ñi nga xamante ni ñoo bokk sama gox fi gagné nekk sumay nit ku ci mel ne Ablaye Tumbo Isaaxa samay nit yi fi nekk tamit te perdre ñu ngi leen di ñaanal jàmm beneen yoon te ñu gagné lu gën ci gox bi rek suñu boom def ko daal di kontaan di retrouvaille bi parce que gën naa leen a gis ñii tamit gën ngeen ma gis gën nañ waxtaan te man koo xam ne rek dama nekk mbër boo xam ne dama staff waaw du ma mën di génn ni rek di wax noonu damay wax rek si wat bu joree war a wax boo xam ne toog nañu waxtaan ñun ma waxal ma wax instant yi nag dafa nekk moment boo xam ne dañu war a wax staff fi seen dernière réunion bi ñu def ñu xamal ma ni dama war a wax dama war a génn adresse ay paroles yoo xamante ni dafa bëri ñu mu concerné ñu wan ni ma da nga war a génn wax moo tax mënoon naa woo Lamine wax wala ma woo për bu rafet wax mais dafay des te ku ne mën na gis boppam moo dama ni naa woowandoo gars yëpp rek mu doon benn wax ku nekk gis ci li ñu ci war a gis di nuyu suñu doyen suñu mag suñu lépp mu Ibakan bu suñu làmb ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw di wax ne nag waxtaan bi fenn rek la boo gisee ñu woote fu ñuy commencé moo dafa am ci lu ma jógee muy sama combat ak Tapha Tine ma koy nuyu de passage di ko félicité di ko wax ni làmb noonu la di ñaan ndam di jikko parce que ñu ñëpp ñoo bokk gaal gi te dañoo war a fexe gaal gi di jëm kanam rek mais pas mu dellu ginnaaw bëre naa ak moom ñu gis li ci xew yëpp ma am ci blessure ci biir làmb ji bëre ko ngor fula ak fayda ba yàlla def lu mu def waaye lu may njëkk a def rek mooy di ci jéggalu suma staff parce que après wax bu nekk teg nañ ko seen kaw le fait que tamit ñoom li ñu leen teg seen kaw yëpp man la lu tax mu nekk man mooy man maa am blessure ci biir làmb ji génnu ma wane ko mën nëbbu ko bëreeg moom mu jeex ba li ma ci fekk ma ci ñii ñu jël course bi teg ko wax ji ñii ñu jël sama papa teg ko wax ji ñii ñu jël père Bourane teg ko wax ci waaye yooyu yëpp di leen wax ni man la maa ngi jéggalu bu baax suma staff yi di leen baalu àq xam ni làmb affaire de deret la affaire de sidit la te affaire de mbër la am na fu muy toll da ngay topp sa deret topp sa sidit topp sa affaire u xale parce que loolu làmb loolu la
moo tax mënuñu woon gi arrêté di wax ni dañoo gaañ ci combat bi waaye dañ ko continuer mais ñu xam ne tamit ñëwuñu pour wax ni dañu gaañu après pour sarteel victoire Tapha Tine suñu borom may na ko ndam ci kaw Boy Niang amul benn problème sarteel luñu ko mais nag bu ñu gaañoo ci làmb bu ñu pare il faut ñu wan ni dañu gaañu wax ko dem seen marché seen bu xool ñu xamal ñun dañu gaañu ñu yab ñu auto sapeur bi ñu dem ñu confirmer ne dañu gaañu dañu am ñaari fracture su ñaari baram mais loolu nag nekkul dañoo génn loolu pour salté Boy Niang mbër la boo xam ne war na mën a daan gaay yi tam war nañu ko mën a daan parce que làmb la ñoo ko sekk amul benn problème ñu ngi koy féliciter suñu frère Tapha Tine di ko ñaanal jàmm ak yeneen mbër yëpp côté boobu ci lu ñu génne foofu la ñu mën a wax man Tapha Tine nag lu tax du ma ci yaatal mooy promoteur bi daf ñu wax ni dañu am dernier face à face donc kon contrat bi jeexagul ñu koy ñaax moom tamit ñun ay nawleem lañu te bëre nañ ba pare te mi ngi bëgg a yàgg li mu war ak ñun mu def ko rek parce que ñun tamit li ñu war ak moom def nañ ko préparé Boy Niang Tapha Tine combat bi def 2 ans dañu yor yëpp ñu def ko ci donc bu ñu paree moom warul chercher de midi à 3 heures na def li mu war a def ak ñun mu jàpp signature bi jox gars yi seen xaalis muy man muy Tapha Tine parce que dañu am ay mbokk ay soutien de famille lañu loolu moom maa ngi ko koy lancé bu baax a baax leneen li mooy ma am fi ma jëm muy suma diggante ak Balla Gaye foo ma tudd turam parce que son contrat moo ñu boole maag moom moo ñu tënk muy Gaston Production donc damay am sanction ñu jaar ci turam directement ñu taxaw seen Gaston Production muy suñu papa Gaston woo ñu këram taxawal suñu combat Gaston ba muy taxawal suñu combat man maa ngi ci combat man ba muy taxawal suñu combat tamit moom mi ngi ci combat Père Gaston woo ñu ci négociation ak staff bi ñu mu war a waxal ñu wan ni ko Boy Niang dafa nekk ci combat mu xamal ñun loolu intéressé wu ma nekk ci combat bañ a nekk ci combat daanu lu mu bëgg yàgg Balla après ngeen bëre ñu ne ko amul benn problème mu waxtaan ak gars yi ci kase mu trouvé kase boo gisee nag ma génne di wax nii mooy dañ ma waxloo sinon damay toog sama ruq ko ñëpp xam nañ Boy Niang nekkul mbër boo xamante ni chaque jour benn site ñëw ma wax sax doxee ma noonu da ngeen di doon sama nawle ma war di wax ak yéen mais su ma waree wax rek laay wax waaye lu fees moom dafay tuuru Gaston woo ñu këram ñu toog waxtaan trouvé temps d'entente signé ay contrat papier ma si sama ménage signé muy père bu xaan jox Gaston signé jox ñu muy suñu papa Gaston ñoom tamit ñu def noonu Gaston ci ay kàddu mu wax ñu orallement ne Balla Gaye dafa war a bëri ak Bombardier yow da nga war a bëri ak Tapha Tine boo dem pare ngeen bëri boobu buñ juumul ñun ñëpp ay nit làmb lan te kenn mun fee wax sa moom lu amul boobu Balla amul benn combat la am muy moog Bombardier man tamit benn combat la amoon muy maag Tapha Tine mu wax ni boo leen paree yi ñaar ay bëri foofu suñu staff professionnalisme laaj nañ ko ñu kañ lañu war a bëri mu ne leen jox date parce que Pape Thialis joxagu leen date Pape Thialis bu leen waxoon suba du tal bi ngeen di bëri ma wax la ak Balla Gaye date bi ngeen di bëri ñu ne ko amul benn problème comme ñu ngi déglu laa ma ji daw quand Balla Gaye nag depuis bañ jotee sama avance lu bari xew na fi mais ba léegi déggoo Boy Niang wax génn nañ fi ma nekk sama préparation combat ñu ne dañ may déstabiliser génn wax daan ne Boy Niang bu daanul duñ bëreek moom bu daanee ñu bëreek moom staff bi toog réunion ma ne gars yi amul wax dañ nekk suñu biir rek li ñu tax a jóg nañ ci nekk amul wax parce que tontu moom da ngay bàyyi ba tontu ci safee ñu continuer chaque jour ñoom ñu nekk ci débat boobu di ñu déstabiliser di ñu waxal ma bëre ak Tapha Tine suñu boom def Tapha Tine gagné ma par avertissement ñu commencé xaar ñu sax ni gars yi ñibbi ci stade bi lañ commencé ak seeni sinap kat wax li ñu bëgg a wax dootuñu bëre ak moom jeex na c'est fini kii du mbër wax li yaa wax na wër rond-point ak wax du nañu wax ba léegi yéen ñëpp ngeen mën a seere Boy Niang déggoo leen ko mu wax ma nekk sama ruq yàlla nag suñu boom dafa mën àtte nit ki moom bu la fayee sa bor nga mer li nga leble moo neexul suñu borom àtte ñoom ñu bëre def pire que daanu Boy Niang sax yaa ngi dégg ñëw ñu daal leen ci géew bi mën naa wax sax ñu daal leen 3 fois ci journée bi daal la ci géew bi daal la nga jaaxaan daan la par avertissement nga dem CNG ñu daanal boobu ba léegi gisoo Boy Niang tamit génn wax dara ba léegi ñu ngi suñu yokku toog waaye nag xam nga làmb dafay dox ñun boo gisee ñu wax sax yooyu waxloo wuñu après dañu déggaat yeneen tamit ba léegi ñoom bàyyeeguñu ñu dégg ñoom ñu def ay sotti
daane Balla Gaye Gris Bordeaux lay bëree avant muy bëree Boy Niang war a Boy Niang dafay xaar ba ñu Balla Gaye bëree adversaire yi mu war a bëri soo ko bëree ñu gis ci nag xam nga làmb yaatuwul gis ci ay wax yoo xam ne yegg si ne ba ñun donc nag bu yegg see ñun dañuy jël suñu matukaay di Boy Niang mooy jël matukaayam mais estafam mooy jël matukaayam ñu jël suñu matukaay toog réunion génn ma pour ma wax li ma war a wax de fait que ñoom nu ñu gisee affaire yi sawaruñ pour bëri ak man mais ñun waa kër Boy Niang tamit dañ leen di wax nii par rapport ak suñu réunion ak bu ñu toog waxtaan lépp ñoom bu ñu wutee dara rek ñun yombalal nañ leen ko pour ñu xam ko tey Balla Gaye bu fekkee dafa bëri Gris Bordeaux man Boy Niang du ma bëreet ak moom dafay bëri Gris Bordeaux pare bëri Eumeu Sène si ñaar adversaire wala mu ku mu ci teg mais man damay bëri ci ak beneen adversaire pour Sénégal yëpp ñu xam ko ak monde lamb yi nga xam ne dañuy xaar combat Balla Gaye ak Boy Niang ñu war leen ne Balla Gaye bu fekkee dafa dem bëri Gris Bordeaux man Boy Niang dootuma bëri ak Balla Gaye am na droit pour tànn adversaire bu ko neex moom lay bëreel comme moom am na droit tànn adversaire bu ko neex bu bëreel man tamit dama am droit tànn sama adversaire moo war a bëreel doxuma loolu parce que man c'est Gaston Production moo tëgg sama combat ak moom instant du ma wax ci keneen Gaston Production moo tëgg sama combat ak Balla Gaye jox ko avance jox ma avance te yéen ngeen xam début bi yëpp fu mu egsi ba fii moom dafa am droit ne dafay seeti Gris Bordeaux pour bëre ak moom avant Boy Niang te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a sonné contrat te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a jot avance ci ñu Balla bëree yëpp Gris Bordeaux Balla Gaye dañ ko njëkk a dox mu yàqu Gris Bordeaux génn wax jël avance delloo Gaston ne duñ bëre ak moom donc man ba may ñëw di si ak Balla amul benn combat bu dul Bombardier wax moom waxtaan dëgg rek moo neex ba ñu si Balla benn combat la am boo xam ne moom la téye muy Bombardier à part Bombardier Boy Niang nga am comme combat maanaam xel mënul nangu nga bëgg a tëb Boy Niang jël beneen adversaire te ñun ba ñu demee stade bi dem nañu toog ak Père Gaston mais wax bu ñu wax nekkul wax bu tegu wax dalu suñu xel Balla Gaye dafa dem faju bu demee bu wéree dina bëri yow mois de mai bu wéru day bëri Gris Bordeaux mois de juillet loolu wax teguwul xam nga tax wax teguwul dafa dem faju ji amul problème na dem faju ji mais bu faju joo ba ñëw mooy wër bi nga mbër bi nga war a bëreet moom ngay bëreet munoo waaw maanaam munoo tëb mbër dem jëli mbër munu ma feebar ci Modou Anta ma bëgg a wéet ci Fadel làmb doxewul noonu léegi nag làmb ji mënul nekk affaire de deal affaire de mafia ñun doxewul noonu waa kër Boy Niang te ñun ay doomu Pikine lañu te Boy Niang mun nga ko gis ak ñu muy àndal mais dañoo staff boo xamante ni yàlla dafa leen may baax may leen teraanga ci réew mi ñu nekk ay kër ci réew mi bu ñu waree wax dana am ay mais suñu waree wax dañuy toog waxtaan ñu dañuy génn nga wax lii ak lii ak lii Balla Gaye nag suma histoire ak moom dafa yàgg maanaam suñu parcours làmb dafa yàgg merci man dama débuté làmb rek yàlla nattuma ak mbëru Géejawaay sama combat yu bari non du débuté làmb bëri dóor sax mais bëri simple la commencé yàlla nattuma ak mbëru Géejawaay parce que carrière day demee noonu ma commencé bëreeg marre bëre faram 2000 faram tuuni bëri nañ maag moom daan na marre daan faram daan Pam Mbaay daan Eumeu Sène Junior daan Lamine Goro non mbapat bi laay ñëw pare waaw dañuy déglu rek ñu waxtaan bu ñu déglu waxtaan lépp day ñëw waaw dañuy déglu waxtaan parce que waxtaan bi dafa am solo tamit mais dama ñëw fii pour leeral quoi ci mbapat bi laa commencé ci mbapat yàlla defal na ma daan marre daan Pam Mbaay ci mbapat daan Eumeu Sène Junior ci mbapat daan Lamine Goro ci mbapat daan faram tuumi ci mbapat donc fa la ma yàlla commencé ak ñoom ma dugaloo arène tamit sama adversaire ñëw féete côté boobu chaque jour dama koy wax ne nekkul maa géej waaye guerre parce que dama fa am dem naa fa am fa turandoo am fa ñëpp mais laa moom ma féete la côté boobu ma ñëw day ak Akon mi nga xam ne temps yooyu moo nekkoon liet maam day ak Mbiis day ak Saa Kajoor day ak Les 2 day ak Guy gi day ak la dëggal 2 day Sathiès too ko day la dëggal 2 mais côté boobu damay wax mention spéciale parce que Guy gi ak la dëggal 2 xam nga tax parce que moo duggee seen gox am na mu fa def rek ñu war a bëreeg man dañoo bëreeg man sans ay dem gauche droite promoteur dafa dox suñu combat ñu ñëw dëggal seen bopp ñëw ñu bëre yàlla nag moo yor ndam la dëggal dama bëreeg moom war na mu mën a daan Guy gi dama bëreeg moom daan ko war na mu mën a daan te la dëggal man bëreegu maa rakam man rakku Balla Gaye laa bëreeg am fu ñu jaar ma duma ko ci làmb daan ko muy Sathiès te jour boobu noonu dama bëreeg Guy gi ba pare défier ko moom Balla Gaye te duma ko nëb ma dëkk ko
ñu wax ci ay wax duma moroomam lii ak lii ak lii Sa Thiès bëre ak nees parce que ñu ñëpp mi ay nitu làmb lañ. moom mënu ma fee wax créer loo xam ne amul. mu taxaw ci plateau bi daan ne booy fi nekk di réy làmb nañ ñëw Lamine Samba ne ko mais combat Balla Gaye combat Boy Niang ak Sa Thiès mu ne combat baa ngi noonu dañ ma jox avance ma yóbbaale. dugal na xam ci sama combat ak moom débat bi jug ñëpp bëgg ko man tamit ma nangu parce que am na foo xam boo fa bëggee yegg il faut nga jaar ci yoon bi ma nangu bëre ak moom man ak Sa Thiès ñu bëre ma daan ko ci avec la manière mu nekk champion tamit ma nangul ko. ñu continué waat di dox sama combat ak Balla Gaye chaque jour dégg nga ko de gauche à droite midi nii dañuy bëre duñ bëre ak moom nii ak nii ba suñ combat dem ba taxawee donc wax dafa waroon jeex foofu parce que contrat moo ñu tënk te bëgguma bëre ak Boy Niang donc bu jël avance am boo jëlee avance am nga lekk ko yóbbu sa kër moom mu jël avance yóbbu sa kër da ngeen a war a bëre mais dama bëgg waa kër Balla Gaye muy moom ak stafam ñu comprendre benn affaire que ñun suñu combat ak ñoom fi mu toll nii fii lañ ko teg le fait que dañoo war a bëre waruñu bëre wala duñ bëre mais ñoom bu ñu jëlee seen décision am pour tànn pour mën a tëgg ñu tënk ñu ñëpp yow nga am pour tànn daanaka Gris Bordeaux ngay bëreen Boy Niang tamit dafay am pour tànn ne du bëre yow parce que loolu ku ne da koy am. Balla Gaye bu bëree ak Gris Bordeaux dem bëree ak Gris Bordeaux xam nga kañ la ñuy bëre man Boy Niang du ma bëree ak moom am naa plein droit ak suma staff dañuy seeti beneen adversaire moom tamit mu ko nekk carrière am parce que man làmb bëri na lépp lu bari lu ma war a def. même bu ma bëree ak Balla Gaye bëri na lu bari lu ma war a def ci làmb même su ma bëree ak moom sax daan ko dama bëri waa lu bari lu ma def damay dem ba bëri ñu ma war a bëree mu jeex ma dëpp joxe ay revanche du jël ay revanche parce que làmb loolu moo fi nekk. Boy Niang li nu jaaxal mooy li nga ne contrat moo leen lié li nga ne moom la Père Gaston wax su Balla Gaye fajoo bu wéree su wéree bëreeg yow su wérul bëreeg Gris Bordeaux loolu ñoo koy jàngatee. ci mbër moo xam ne da ngaa xaatim ak bi ngeen di xaatim ci lan ngeen xaatimoon da ngay bëreeg Balla Gaye ci booy aat mi wala lan la parce que wér bëre waa ko wér du bëre moo xaw a jaaxal. waaw parce que non loolu lu mu la jaaxalee moo jaaxal Sénégal yëpp bu ñu nëbbatuwul rek ñu waxtaan dëgg. mun nga ni boo wëree da ngay bëre kii mais boo wërulee que da ngay bëre loolu du la loolu xamuñu fu mu tegu. mais xam fu mu tegu nag moo tax ñu am pour jël suñu ay responsabilité ay xale lañ ci làmb nag mais dañuy sant yàlla bu baax a baax man amul sama benn morom bu ma départ man génération bu ma bokk muy génération Ama Baldé Lac Rose laa bokk génération Gouye Gui Sa Thiès Garga Mbossé man ñoonu laa bokk sama génération sama benn morom sama génération yabuma ak ku mu mënti doon dafa am fu ma jaar ak yow nekku mu mbër boo xam dañu la këf rek ñu tëbal la bëgg la yóbbu foo yegul déedéet damaa bëre sama morom mu jeex fi mu toll nii soo ne Boy Niang na dëpp bu dëppee tamit day jox ay revanche rek waaye amul benn moromam bu bees bu muy bëreel dama jaar fi mu war a jaar ñafe sama laaj ba egg si fi ma rek ak nu mu mënta demee mun ko bañ a supporté war nga bañ ma supporté nga waxal ma lu ma neex bu la neexee mais fu ma yegg si dama ñafe suma laaj ba yegg si te ba ma ñëwee tamit taamu ma boo xoolee ñu naan début Boy Niang dafa difficile ci poids lourd parce que ñaar yi gën a métti bëree ci poids lourd laa dajal poids lourd li ñuy bëri yëpp ñaar ñu gën a métti bëree ci poids lourd muy Tapha Tine ak Lac de Guiers ñoom laa dagale donc sama yoon foofu mu metti parce que ñi may bëreel ay ponkal lañ yoo xamante ni duñ jël yenn risques yi te am nañ doole te seen poids nu mu toll donc foofu sama yoon foofu mu metti parce que su ma ñëwoon su ma neexoon damay taamu damay jéggi damay moytu am na ñoo xam ñu ngi ci làmb yàgg bëriwul ak Lac de Guiers am na ñoo xam ñu ngi ci làmb bay yegg bëriwul ak Tapha Tine bu leen neexoon ñu yegg mais man defuma loolu dama ñëw bëre ñu mu bëri mais wax ji nga wax nii Fadel nu mu la jaaxal moo am moo jaaxal ñëpp Balla Gaye dama lay wax dama nga faju ji boo ñëwee Boy Niang mi ngi fi da ngeen a war a bëri mais dama la ba faju boo wér boo ñëwee ngeen bëri wala damay wax Boy Niang ak Balla bëreetuñu Balla yeeg da mën nga bëri ñu ngay bëreet Boy Niang bëri du ngay bëreet loolu moo fi am amul ay dem gauche dem droite donc ñun xam loolu moo tax ñu xam li ñu war a wax parce que li ñu war a wax tamit dañ ko teg ci yoon duñu jekk nekk nii rek di wax nii mun naa ñoom bu ñu ma génnee wala ñu may sànni ay trac ma génn wax sama combat ak Tapha Tine bu mu jeexee ci jour bi da nga mel ni ñoom dañoo daan te sama combat ak Tapha Tine li ñu ci dugal seen loxo yàlla xam na ne parce que chance c'est ça xam naa lépp mais laamu moo tëree noonu bu la neexee ñu dugal ci seen loxo amul problème waaye déglu ma rek waa kër Balla Gaye sama combat ak Lac de Guiers sama combat ak Tapha Tine ni ñu ci duggee lépp xam naa ko sama combat ak Lac de Guiers lañ njëkkee parce que ñun ñëpp ci mbiree laamu lañ ne sama combat ak Lac de Guiers yaa ngi bis sa ñaari bët di xool sëriñu Balla Gaye ñëw na ci laamu ji ñu jàppale ko ci laamu ji dooleel ko ci laamu ji parce que Boy Niang moo tax waaw déglu ma rek dañuy waxtaan waaw benn lañ mais mosuñu gis combat Lac de Guiers Ibnu ñëw ci laamu ji xaw ma Ibnu la xam comme naan non dañuy waxtaan dëgg rek sama combat lañ ko ñëw impliqué ko carrément ci combat bi parce que Boy Niang lay bëree comme parce que Boy Niang lay bëree sama combat contre Tapha Tine tamit ñu dugal ci seen loxo ñu ñëpp ñu xam ko léegi loolu lépp dafa jeex ñun Balla Gaye dañ ko bëgg a wax ñun waa kër Boy Niang liñ ko waxal liñ ko manigancé tegal ko pour mu dem indi certificat médical bu woon ne mënu bëri mois de mai mois de juillet lay bëri te Guinée lay bëri loolu yëpp jaratu ko jarul indi certificat médical jarul leeral
da nga pare pour bëre gi dama bëre gi mais ñun am nañ droit dootuñu bëre ak yow ñu dem seeti benn adversaire parce que laakul am nga droit tànn say adversaire ne kii nga ay bëre ak kii mais Boy Niang ak Estefan am nañ droit tamit tànn seen adversaire dañ leen koy nangul pour bëre ku leen neex. avance ba nga xamante ni moo fa nekk avance ba ngay wax avance ba fa nekk contrat bu fekkee ne bëri wax ak ki nga xamante mooy Balla Gaye xaalis bi nan lay def. waaw donc dégg nga loolu yëpp ci Père Gaston rek ñoom suñu papa la boo xamante ni dañ ko waa déglu ma Père Gaston suñu papa la boo xamante ni ñu dañ ko jox ci respecté ko mu nekk koo xamante ni ba mu ñëwee ci làmb yokkul wàññiwul dafa yokk ñun day duñu wax lii tey suba ñu wax lele mu nekk suñu papa bu ñu respecté di ko ñaanal mu yàgg ci làmb bu baax na li muy doxal ci làmb mais moom dafa am loo xamante ni moom liyee maag moom mu jël xaalisam jox ma donc après loolu maa ko tànn maag moom la ak sama staff ak moom le fait que dañu koy delloo xaalisam waxtaan la le fait que dañuy jox beneen combat waxtaan la mais li ñu bëgg a leeral mooy waa kër Balla Gaye ñu xamal ko Balla Gaye xam ko ñu nekk ci ginnaaw xam ko ak ay sinab katam ñu xam ko non damay wax man waxtaanu man reetaanu man waaw comédie wu ma quoi dama leen di wax pour ngeen xam lu may wax quoi yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñu xam ko parce que waa kër Balla Gaye dafa ñoo xamante ni dafa am fu ñu jaar maa ñoom mais dama leen bëgg a xam ñoo xam ne fii yàlla rek moo fi nekk fii kenn mënul dara suñu borom rek moo mën suñu borom moo mën moo tax ñun loolu lañ xam ay taalibe Cheikh Salba mais dañoo xam loolu moo tax wax bi mu bëri yëpp déggoo ñu wax ku ñu sànni ay xeer génn wax ñu ay da ngay wër rond-point ay lii ak lii ay dóom bëri yëpp déggoo ñu wax mais suñu borom dafa àtte ñu xam ne yàlla rek fi nekk kenn naw te ñun faaluñ kenn ragaluñ kenn ak ku mun doon Boy Niang nag dafa nekk mbër boo xamante ne dafa am mental boo fa dafa am ñu mu àndal man yenn yi le fait que seede yàlla le fait que sax sama combat ñoom mun nañu ko tourner wëndeel ko parce que sama combat ñoom mënul yomb parce que man nekkuma mbóor boo xam ne ay sinab wane ay gàllaak ay sinab yéeg ci ay guub moo day déstabiliser man nekkuma genre mbóor boo te man doomu Pikine laa du ma nelaw donc am na loo xamante ni Balla Gaye xam na ni Balla Gaye moom mi nga xamante ni carrière am presque lu mu bari 5 ans 6 ans moo ci des moom nga war a wutal yoon di ko xoolal fu nooy muy dem ci Gris Bordeaux wax ma laa Boy Niang mi nga xam dafa nekk ci yoonam moom bu yàlla defee jàmm rek ci moom ak ci man dafay bàyyi lam bàyyi ma fi donc booy xool yoon di ko wutal yoon muy wut fu nooy naan day tourné Boy Niang bàyyi ko fi dem jëli gi rek yooyu parce que jàpp nga ni dafa nooy non non ñun duñ doxee noonu de waaw non boo jàppee loolu yow dafa ni da ngaa war a defaru ci Gris parce que ñun xam nañ lépp xam nga mi ne lamb ñoo fi ne man lu ma wax fii balaa ngoon day dem Guédiawaye foofu tamit loo fa wax balaa ngoon dafay si parce que dëkkuwaay. Besoin d'énergie et de vitalité? Besoin de faire le point sur vos problèmes du quotidien ou tout simplement besoin de détente? Venez découvrir Etchoplus. Etchoplus, c'est le premier centre en Afrique de l'Ouest où l'on pense à visiter la mécanique de votre corps. L'éthiopathie est à l'honneur. Craquer, bouger dans tous les sens, allonger, étirer, retourner. Nous vous donnons un nouveau corps après une révision complète. Nous prenons le temps d'analyser les causes de vos problèmes et de les résoudre durablement, sans l'utilisation de médicaments. Adapté à tous, enfants, femmes enceintes, jeunes adultes et personnes âgées. Etchoplus, la mécanique du corps à la cité Keur Gorgui. 77 626 00 06.